allo siyaar Babacar mon frère. yaa ngi ci luttetv.com. Lutte TV maa leen di bëggee bu baax a baax di leen siyaare. Modou benn combat laa lay laaj le 28 janvier Lac de Guiers 2 Modou Lo nu ko Modou Mbaye gisee. ñaari mbër yu bokk benn point commun ñaari mbër yoo xamante ne dañoo noppi kenn xamul su ñoom dara Lac de Guiers 2 kenn xamul su moom dara Modou Lo noonu la mel muy ñaari xale yoo xamante ne ni mos na noo bëre seen combat am nu mu meloon ñu ñëwaat pour leeral combat bi ñu ñëwaat pour ku ci nekk am noo ñëwee. waaye bi yoon damaa gis détermination ci Lac de Guiers numéro 2 parce que combat am bu njëkk dafa am noo xamante ne noonu la doon waxee waaye combat bi dañoo gis ne dafa ñëw ni dafay wane waaw dafa changer communication bi bu ñu xoolee sax moo xaw a dominer adversaire am ci côté communication kon ce qui veut dire que fonk na combat bi te teg na ko respecté na combat bi combat yaa Modou Lo aussi ñu ngi gis ci moom sérénité ñu ngi gis ci moom fulla ak fayda parce que combat bu garaaw combat bi combat gënu ko mag parce que ñaari mbër yëpp ay ndaanaan lañu te ñaari mbër yëpp entraîné nañu te parce que combat bi combat defetu nit ñi la parce que kenn xamagul ku si nekk lan nga indi ku si nekk nag entraîné na am na doole am na condition am na physique. mais ñaari mbër yi pare nañ ci lépp mooy gis nga ne kon ñaari mbër yi gën a sérieux ci arène bi ñee ngi nañ ma baal wala ñi ma seetlu ne man Moustapha Guèye ñoo gën a sérieux ci arène bi ñooy daje. mosuma gis ñu dem ci làmb te nekkuñ ci état de forme. ñaari mbër yoo xamante ni dafa am lu ñu nduróole ñoom ñaar. boo xoolee seen premier combat bi ñu bëri ñoom ñaar ba match nul bi amoon boo xoolee boo nekkee ci biir stade bi daanaka man li ma seetlu woon dañu nduróole lu bëri ba ci mystique kii day andi layu kii andi layu kii andi guro sànni kii andi guro sànni ay guro yu ñu def ay pusoog lu ne maanaam ñoom ñaar dafa nekk ñaari mbër yoo xam dañu nekk si benn trajet si benn yoon mais ala kuli aal dañu daje woon ala kuli aal dañu dajewaat pour ku nekk mën a stoppé sa morom bëgg a dem. mbër yi ni ñu gisee seen forme wala ni ma ko gisee man mooy que ni ñoom ñaar ku ci nekk fi mu nekk ni man dama naan li nga waroon liggéey nga ko ba pare bu dee si Lac de Guiers 2 la gis nañ liggéeyam kenn du ko gis fi mu nekk nii ne amul doole ndax tey bu ñuy wax VIP wu làmb mbër mi ci gën a sérieux wala mbër yi ci gën a sérieux booy tànn ñaar wala ñett fokk Modou Lo ak Lac de Guiers bokku ci seen wàllu sérieux kon dama naan la ñaari mbër yu sérieux la ñu boole ñu gëm entraînement mbër yoo xam ne du ñu fay entraînement. moo tax tey seen lamb doo ci ñëw mukk gis leen ne entraîné wuñu kon loolu déjà moo tax ma xam ne seen forme man ni ma ko gisee moom fi mu ne ni ku ci ne état li nga soxloon ci sa yaram ut nga ko ba am ko loolu gis naa ko si ñoom ñaar wax dëgg yàlla ndax Modou Lo tey boo xoolee bindam ak ni mu toll nga gis ko ak mbër yi muy bëreel ñuy am ay jafe-jafe loolu ku nangu la entraîné doo ko mën a am kon moom yaakaar naa entraînement fayewu ko Lac de Guiers 2 nag yaakaar naa ne force tranquille laa ko tudde man. ñaari mbër la ñoo xam ne xamante nañu ba pare dañoo bëree woon ñamante xamante. ay at nag dox na ci diggante bi kenn ku ci nekk dellu nga ginnaaw defaat beneen lecture ci combat ba nga xam ne moom nga bëre woon avant le 28 Lac de Guiers ndam lay wut si Modou Lo ndam lay wut si. Modou Lo Lac de Guiers seen combat fu ma xalaat mu jeexee mën na jeexe ci bëre mën na jeexe ci xeex ndax ñaari ndaanaanu bés lañu yu mën bés Lac de Guiers di takke écurie Waalo di écurie bu mag. Waalo di keppaaru làmb champion yu bari jaar fa tey jii Lac de Guiers bokk ci xale yi nga xam ni seen yaakaar la foofu ci écurie ba am combat moog Modou Lo ñu bëre woon war a bërewaat am na num ci taxawee am na num ci waxee boo déggee ci communication Modou Lo moom it parcelle ay ndaw ne fa taxawal fa làmb mu bokk ci ñëw am lu mu ci yokk moom it am lu mu ci wone boot ay rakam muy bés boo xamante ni daal jàpp naa ni ki gën a bëgg combat bi gën a ñeme bés bi ñëw ak sañ-sañ ak déglu sa bopp mën nga ci am lu bari. ñoom ñaar ñëpp combat la boo xamante ne nii Babacar gis nga ku juum ci ñaari mbër yi kenn ku ci may sa morom 0,5 mu daan la. gis-gis bi ñëpp am rek moom laa ci am te mooy ñoom ñaar ñëpp ñoo ngi ci forme liggéey nañ préparer seen combat. Lac de Guiers dafa yokk poids am par rapport ak combat bi ñu ko waroon a bëri le 16 juillet boobu dafa wàññi woon poids ba tolloo ak Modou Lo mais combat bi ñu ko dàqee ba war koo bëri ci dimanche bii nii 28 janvier dafa yokkaat poids bi. Modou Lo bu ñu xoolee dernier combat bi mu bëri ak Gris Bordeaux dafa wàññi woon poids bi te Gris Bordeaux ak Lac de Guiers numéro 2 seen poids yi méngoo na. mais ku ci ne ci ñoom ñaar loo koy moytuloo ci sa morom. dara moytuloo ma leen dara nañ dem xamante nañ ñoom ñaar xamante nañ du ma leen moytuloo dara Modou Lo amul lu muy moytu ci kii que ce soit Modou Lo lu muy moytootu ci mbër yi fi gën a coriace la daan Gris Bordeaux Eumeu Sène mbër yi fi mën la Modou Lo daan bëreeg Bombardier combat bu metti moom ak Balla Gaye ko fi daan jël boobu Bombardier da ko ëpp doole mën ko Lac de Guiers moo fi daan Yékini moo daan Papa Sow moo daan Tapha Tine moo daan Issa Pouye
ñoom ñaar bu kenn moytu daan nees bu kenn moytu dara ci seen diggante ñoom ñaar ñëpp nañ dem ku ci nekk nga génne li nga am parce que amateur yi namu combat bi ñoom ñaar bu ñëwee nañ ñu bégal nañu wane ne lamb dafa dañ ko namoon dañ leen di bégal tey ci lamb loolu la ñuy xaar si ñoom ñaar. Modou Lo mën na attaquer mën na bëree parce que ku ko gis xam ne mbër la Lac de Guiers aussi mbër la loo xam ne que kenn mënu fexe la muy bëri mu dindi ko c'est parce que loolu lay bëree parce que loolu mooy maninam du ko bàyyi keneen ku mu doon yow it loolu ngay bëree parce que gisagoo benn mbër bu ko fi daan bu naan acca kon Lac de Guiers mbër la te mën na daan ku nekk. non daxa bëree si làmb amul daxa bëree si làmb amul mbër mu nekk dafa am manin boo manee mbër mu nekk dafa am nooy bëree mbër mu nekk dafa am catégorie boo xam ne que moom ngay def pour nit ñi xamee la ko. Modou Lo que nu mu mënee daane ku nekk la Lac de Guiers mën a daane ku nekk kon ñaari champion yi ñu dajaloo xam ne 0 minute ku ko si may sa borom rek ñàkk nga. mooy combat bi. ni ko bëree nag dafa bari façon ñii seen bëri dafa nëbbu ñii seen bëri feeñ attention Modou Lo moo gën a sob bëri Modou Lo gis ngeen ko dina raam dina song dina def ay actions yoo xamante ne ay actions yu quand même ay actions di lay indi sax ne kii ndax dafa def lutte olympique lutte gréco-romaine pour Sénégalais yi gën a comprendre. Lac de Guiers nag il est dans son coin mais nag efficacité am moom mooy saa bu la bëggee dóor mën na la dóor saa bu ko bëggee dóor doo ko dóor saa bu la bëggee song mën na la song saa bu ko song mu intercepté la ah je pense que kon moom aussi c'est un très bon lutteur. xeexu Lac moo gën a jaar yoon mais Modou Lo moo gën a soxor moo gën a gaaw loxo. Modou Lo, qui est plus court au niveau des bras et plus petite taille, va devoir chercher à se rapprocher, vraiment à se rapprocher. Et bien sûr, si ça va en technique de lutte, il pourra poser des crochets, des uppercuts, et vraiment en étant bien fléchi sous ses appuis et en cherchant toute la puissance, peut varier aussi avec de la vitesse. Par exemple, sur cet enchaînement-là, ça veut dire qu'il est là. Voilà, il peut toujours descendre sur ses appuis. Voilà. Et après partir en lutte, ça fait une des possibilités. attention Lac 2 bu jëlee combat bi en main naa ànd ak lucidité ak sérénité ñaar yooyu mooy clé làmb ji yaay dañuy wax ay clé xeex beeg jàppal baay non làmb ji lenn ñaar rek la lucidité sérénité parce que Modou kuy bëre moom il faut nga lucide ba pare ñeme ko affronter sérénité bi il faut nga am benn état d'esprit mental de fer boo xamante ni mentalu combattant nga war a am. donc entre Modou Lo et Lac de Guiers donc ñu ngi dem ci combat bu neex ah combat bu passionnant ah donc ñëpp ñu ngi koy xaar donc maintenant ci wàllu bëre donc dañuy gis ne Lac de Guiers défenseur la donc défenseur la dina dugg dina génn dina def ay déplacement donc di jam ay gauche donc Modou Lo dina xeex. dina dugg génn di def ay esquive rotative mais si esquive rotative yooyu du xool adversaire am te loolu mën na nekk danger si moom donc Lac de Guiers lu mu koy conseillé mooy na ñëw di jam ay gauche déplacé wu jam gauche donc ndox du bàyyi yoonam donc nu muy tàmm bëre loolu lay tàmm bëre mais dafa mel ni Modou Lo naan na ko si bërëm bi xam nga donc voilà bu ñuy bëree la première fois bu ñuy bëree gis nañ ne Lac de Guiers jëm na essayer plusieurs fois tentative boobu di def plaquage am bi donc voilà Modou Lo daan na ko si côté boobu. Modou Lo ku ne xeexkat la bagaarkat la mais day xeex boo xam ne day bouger mën pour jéem la déstabiliser tandis que Lac de Guiers day taxaw di natt di dóor loolu la ñu xaw a wuute Lac de Guiers nag li bëre mooy da lay liir tant que gisul buntu du dem te it heure boo ko songee am na avantage yu rasu. Modou Lo nag liy bëreem mooy da lay kor dóor la bu la koree dóor la daw nag foofu lay bëree ak yow mais ndax Lac de Guiers dina ko may ndax Modou Lo aussi dina may Lac de Guiers xaar ko muy natt di liir loolu mooy problème bi. Donc voilà les techniques. Pour Lac de Guiers, il devra vraiment utiliser, il a une allonge de bras supérieure, vraiment travailler ses directs avec le bras avant, avec les luettos comme ça, et travailler vraiment sur des directs. Voilà. Et bouger en déplacement. Et attendre la moindre erreur de Modou Lo. Donc c'est vraiment deux choses différentes. Les directs pour Lac de Guiers. Et bien sûr, il peut poser aussi en contre-attaque à distance si Modou Lo se jette trop. C'est-à-dire que si Modou Lo il avance de trop, il peut placer son uppercut. Modou Lo comme gis naa ci benn journal ñu Modou Lo
dafa sadique waaw c'est un lutteur méchant bu lay dóor sax dafay mattu dafay def son tout il est méchant te aussi am na mënin bu ñu ko xeeb waaye ñoom ñaar dañoo fa am mënin bu ñu bokk ñoom ñaar moom mooy ñoom ñaar ku ci nekk mbër buy dóor uppercut droit nga Modou Lo bala mooy dóor uppercut droit da lay kor dóor dalay dóor uppercut yu gaa quoi ratatatatat def na ko mbër yu bëri luñ ci bëri. Lac de Guiers dina kor def comme moom aussi mais Lac de Guiers aussi sans kor aussi am na uppercut à la boxe lay def ki def uppercut bagarre rapproché bu ñu ñëwee ki direct ngay gis ne Lac de Guiers 2 moo gën a jub moo gën a baax direct parce que moo gën a gudd loxo léegi bu ñëwee ci crochet ngay gis ne Modou Lo moo gën a baax crochet ñoom ñaar yëpp nag bu ñu fàtte ne direct gauche la ñuy dóor ak crochet droit. rapproché bi dafay gën a avantage ki nga xamante ne moom mooy Modou Lo moo gën a petit taille moo gën a gàtt te aussi Modou Lo li mu gën a mën ci xeex ba rapproché la. Lac de Guiers nag loolu fekk ko ci bu affaire yi daree jaxasoo mu gën taxaw fee xool ba mu jekk mu ñëw dóor c'est ça loolu mooy différence bi rek. waaw Lac de Guiers li ma koy moytuloo mooy mu jël coup parce que mbër bu jëlee coup pare na te Lac de Guiers moo gën a jafe dóor si mbër yi parce que daf lay xool Modou Lo nag chaque jour mi ngi bëgg pour dóor la te foo jaar mu dóor la parce que ay déplacement ak ay pas de danse dafa lay xool sa tànk nga def ne mi ngi xool fekk jam na la parce que loolu mooy Modou Lo da lay jam rek génn bon donc ci Lac de Guiers la donc mbëru voilà mbëru défensif la dafa naqari dóor li ma la wax kay du deñ Modou Lo nag na moytu ko waaye ko na moytu ko parce que aussi poids lourd da nga koy daw poids lourd boo ko jegee boo moo ko dal si Bombardier boo ko bu la dóoree nga yàqu. bëre bi Modou Lo moo ëpp avantage moo dàq bëre. Lac 2 moo ëpp doole Modou Lo même bu ñu wax ay volume doole du volume yooyu noonu mais gëm naa ni Lac moom moo ëpp doole Modou Lo. mais ñoom ñaar ñëpp combat bu garaaw lay doon combat bu dangereux mi ngi noonu. Modou loo koy moytuloo si Lac de Guiers. Modou na moytu bëri moom combat à distance parce que Lac dafa liggéey dafa am doole macha allah mooy li ma lay wax motivation bi mu am ak confiance bi nekk ci moom mais combat rapproché tamit buy bëri moom na moytu ñooxu ko parce que saa waay da koy génne. Lac lu muy moyu moom. Lac lu muy moy si moom cirib carabu Modou Lo rek naka gën a nekk naka gën a am caay-caay. mais lamb ji en tout cas ni ma la mën a wax mooy kenn ku ci bàyyi sa manin mën ngaa daanu. am na bëri bi nañ ko jox Lac de Guiers parce que moo ëpp masse moo ëpp doole te it am ëpp rallonge waaye nag favori taxul nga daan déedéet favori li ñu wax la nii waaye taxul nga daan ndax Modou Lo daan na fi ay punkal yu ëpp Lac de Guiers waaye ni ma la mën a wax daal mooy ku ci bàyyi sab jubbu watu jubbu ba nga naan watu bu ëllëgee bu ndajee yow du la xàmmee foofu laa yem. bu la ëppee doole da nga koy yëngal lu mu gën a oyof pour daw di ñëw si yow si lay gën a oyofee mais yow boo dawee di ñëw te nga doon poids léger bu dajee yow musiba am kii dafay taxaw di la xool di natt di def par pas mooy Lac de Guiers foo jëm gis na la te yàkkamtiwul mu ngi taxaw di la xaar kon donc loolu mu bëree Gris Bordeaux mënu ko bëree ak Lac de Guiers non mënu nekk parce que Lac de Guiers bon boxeur la day déplacer ay gants lay jël fermé attaqué tëju dóor yornu génnaat donc loolu lay bëree kon donc Modou Lo bu ñëwee bëri yow Lac de Guiers day dagg si digg bi rek taxaw di ko xaar léegi teg moom jam taxaw fu mu déclenché mu daje ak moom. combat bi demee bu rombee seen jëm 10 minutes niil mën na fa am ndax am na loo xam ne nii ci ñaari mbër yi buñ ca yeggee kenn dootu ko nangoo may maanaam bu combat bi yàggee daal mën na bu rombee 10 minutes daal niil mën na ci am. favori bi Modou Lo laa koy jox waaw li tax mooy Modou Lo maanaam boo duggee ci biir VIP yi ñi mu ci jot a jànkoonteel bëre ak ñoom maanaam daan naa Eumeu Sène daan Gris Bordeaux ñaari yoon ci biir VIP yi loolu doy na ndam te Lac de Guiers Eumeu Sène dakaa daan te bëreegul ak Gris Bordeaux te Eumeu Sène ak Gris kenn mënu leen génne ci VIP yi donte daan na Yékini moom Lac de Guiers tey boo xoolee ci VIP yi da nga naan benn mbër la ci jot a daan muy Yékini te Yékini tey nekkatul ak Tapha